di leen xamal ni ndaje bi tey dafa tardé li ko waral te damay indi tuuti pàttali mooy dañoo amoon bébétu ñëw organiser fii cérémonie bi nga xamante ni ci nañ leen di présenter gilet de presse bi ba pare nag teg ci def benn distribution symbolique lu waral ñu tànn CESTI bu weesoo li nga xamante ni yàlla dogal na ko ndax ñu bëri si ñun xëy na fii nañu jaar ci école bii nañ leen tàggate li waral ñu ñëw fii tey CESTI mooy gilet yi dañ koy defar di ko séddale ba léegi mu tàmbali ci 2007 maanaam fukki at ak ñaar ci ginnaaw ñu fëttali ko 2012 maanaam juróom-ñaari at ci ginnaaw ba tey jii 2019 di ko waral mooy donc yooyu jiitu yëpp fii nañ ko defoo fii ci CESTI ndax CESTI li muy symboliser mooy école de formation la fii la journaliste yi di tàggatoo donc jàpp nañ ni yoon la lu mel nii ñu ko fi amal biñ ko bëggee amal waxtaan nañ si ak kilifa yi CESTI kilifa gi sax laay wax muy directrice su CESTI démb ci ngoon ci guddi lañu jox ndigal nañu mën ngeen na ñëw jëfandikoo salle bi def seen cérémonie ndax yéen ci ñun ngeen bokk CESTI ak SYNPICS benn la moom loolu la ñu wax muy madame Sall Kousson Traoré bi ñu mébétee loolu ñëw tey ci suba pour teg suñuy bagage ak yu ñu mel ci la ñu gis benn communiqué bu jógee ci ñi ñuy woowee SAES section SYNPICS communiqué bi liir naa ko léegi ci tubaab ñoom daal liñ ciy wax mooy nanguwuñu lu mel ni am fii ndax ay bés ba ñu génn ba fi lu mel ni naree am jóge feneen dañ ko mujjoon a gàntal donc ñoom ñu jàpp ni ginnaaw gàntaloon nañ ko ci jamono joojee kon ñu nit amuñu sañ-sañu ñëw def ko fi yemuñu ci loolu waaye dañ ne dinañ ci gar seeni tànk tubéy dinañ def lépp lu ñu mën ba cérémonie bu mel nii du am gis ngeen ko sànq lañu waxoon def nañ ko ndax ñun bi ñu tàmbalee liggéey bi gis ngeen ni secrétaire général SAES bi ŋànk liggéeykatu université bi yëpp jàngalekat ñëw na fii taxaw moo ki ay gaayam ñu lañu daanaka li ngeen fi bëgg am li ngeen fi bëgg def du fi am loolu nag ma bëgg ñëpp jël ko à témoin benn syndicat bu tudd SAES moo jóg te tey ne day faagaagal beneen syndicat bu tudd SYNPICS fii la xewee ci CESTI le 4 février 2019 dama bëgg ñu jàpp ko ndax ëllëg bu ngeen gisee leneen xew ngeen fàttaliku ni lu mel ni amoon na loolu rek la bu loolu weesoo ñun ñi xamle ne ñun diggante politique ak diplomatie suñu yoon nekk ci en tout cas man secrétaire général du SYNPICS li ma soxal ci mbirum gilet du gilet bi jaune na wala vert na wala am na lii wala am na laa li ma ci soxal mooy la muy jëriñ maanaam di fexe ba ñu koy mën a ràññee journaliste bi ci fa mu ne man loolu la ma ci soxal benn ñaareel bi li ma soxal mooy fexe ba nu ñu mën a yokkee lim bi mu mate ko ba journaliste bu ko soxla nga mën cee jot di fàttali nag ni gilet bi 2007 2012 ak bu ren jii ñoo yem ku ne mën ngaa sol bala neex li muy jëriñ du lenn lu dul dina may ñiy yëngu ci wàllu politique bi ñu mën a ràññee ki ko sol jàpp ni journaliste la ndax sol gilet bi du tere bu ñu la laajee sa yeneen identifiant nga mën koo génne mën koo wone ndax du ñàkk bon kenn mën na ñëw sa gilet réer benn waay xool ko ñëw nekk na man journaliste la ñoo taxaw ci meeting kooku bu ñu ko laajee nga ko génne sa carte de presse bu ko génnewul lu ko ci lu mu ci góor moo ko gar loolu dama bëgg tamit mu leer moo tax ñu ne gilet bi njëriñam du lenn lu dul di gaaral di wone di fësal ni kii
a priori journaliste ñu jàppe ko noonu léegi li ci bëgg teg mooy képp ku ko sol na nga xam ni solo tenue du tenue soldat du tenue militaire du tenue policier waaye sa tenue liggéey nga sol bu ñu nangu bu ñu agréé donc boo ko solee li ñu wooyee liberté ak li ñu wooyee responsabilité dafa tegu ci sa ndot. Liberté mooy lan mooy métier mii ñu tànn di ko def te am ci fierté lool na li ko und mooy liberté mooy am sañ-sañ sañ-sañ bañ sañ-sañ dox ak sa xel sañ-sañ wax li nga gëm loolu bu dee ci journaliste boobu amatu waaye leneen li ko wund mooy li ñuy wax responsabilité ma ak dal ak seetlu ak mën a saa su ne nga xam naka ngay taxawee donc ñu dellu ci di ñaax suñu bopp di ñaax suñu mbokk yi ñu dawalee ñaari mbir yooyu muy liberté d'expression liberté d'exercice du métier également responsabilité du journaliste. loolu weesoo ñu ñëw léegi ci gilet bu ren bi présenté naa leen ko léegi. gilet bu ren bi ni ngeen ko gisee ci kanam nii la mel gilet presse moom ay poche yu demee noonu pour gars yi di fa mën a dugal seen yenn bagage yi waaye nag na ngeen moytu dafa def téléphone yu cher yi dégg ngeen ndax ci mbooloo lañ jëm ci ginnaaw gi Maguette Ndong mu ngi koy wane bind nañ fi nataalu presse moo nekk nii nataalu Synpics moo nekk nii ñu def fi ñaari li nga xamante ne mooy mooy tënk muy liberté responsabilité ci kaw am benn drapeau su ndaw drapeau Sénégal. gilet yaa ngi noonu ñetti téeméer ak juróom fukk nañ si jot a defar te jàpp naa ne boo moytuwul sax fa lay yem di fàttali rek ni ñi amoon seen gilet 2012 ak 2007 ak nu mu mën a naataaloo nu ñu ko mënta defaree. gilet yooyu ku ne si ñun am nga sañ-sañu sol léegi ñu ñëw ci distribution bi comme ni ma leen waxee tey objectif bi c'était ñëw présenter leen gilet bi def benn distribution symbolique li ci tegu mooy di leen ko séddale ci nu mu gën a rafete par section par organe par organisation de presse appel convention etc. et puis après par journaliste. Ok, on prendra en compte les freelance, on prendra en compte les correspondants régionaux. En tout cas, du pour denc du pour leneen pour maye la pour joxe la tey di leen yëgal ni kenn jaayul gilet yi 0 franc lay jaar donc loolu aussi mu leer parce que gars yi itam am ñu récupérer dem fële c'est 0, ça ne coûte rien du tout. C'est le Synpics qui s'est engagé à les faire et à les distribuer.